1er mai 2020 ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak Sunugal 24 ñu am mbégte di dalal tey jii Dame Mbodj moom mooy secrétaire général CUSEMS authentique bokk itam ci G20 di kuréel goo xamante ne dañuy défendre lépp loo xam ne ak yelleefu ñi nga xam ne ay jàngalekat lañ tey nag 1er mai lañ nekk ñu fas yéene waxtaanee liggéeykat yi nga xamante ne ñoo aju ci njàngameek njàngale mi waaye itam loo xamante ne ñeel na coronavirus bi nga xam ne mi ngi def ay jaloor yu ay jéggi ay mbir yu doy waar fii ci Sénégal Dame Mbodj ma bàyyi la nga nuyu ak internetu Sunugal 24 yi. waaw jërëjëf sëñ Moustapha maa ngi lay sant di la gërëm ci dalal bi di ñaan waxtaan wii ñuy bëgg a door ñu wax fi loo xam dina amal njariñ sénégalais yi maa ngi nuyu liggéeykat yépp ndaxte tey waroon na fekk ñu nekk di feetu waaye contexte moo tax loolu mu jul sotti maa ngi nuyu ñi nga xam ne ñoo bokk ci CUSEMS authentique góor ñi ak jigéen ñëpp ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci G20 képp kuy jàngalekat ci Sénégal maa ngi lay ndokkeel ci 1er mai bi di ñaan vraiment lii nga xam ne mooy mbas mi dugg suñu réew yàlla jàpp lañu ba mu mën fee jóge ci nu mu gën a gaawee. Dame 1er mai 2020 ni ñu koy feetee mu doy waar trop daanaka feet amul remise de cahier de doléance amul loolu noo koy dundee. waaw loolu de daanaka li ci gën a metti rek mooy comme ni nga ko waxee liggéeykat yi bu 1er mai daan jot ñëpp dañuy gis ni ndakaaru vraiment ñëpp génn nañ sol seeni déguisement ko wane ne ñun ñii ñoo leen di liggéeyal yéen waa Sénégal parce que réew liggéey moo ko yor parce que tubaab dañuy c'est le travail qui produit la richesse. kon nag loolu bu ñu demee ba tey décor boobu manqué ci Sénégal kon xam nañ ni am na lu rëy lu dugg suñu réew loolu nag lu ñuy sant yàlla la d'abord mooy gëm ni jullit bi doomu aadama bi day nangu nattu bu dal ci kawam ak lu mën a am rek loolu la ñuy wax maintenant jafe-jafe yi nag yi mu andi moom bëri na parce que liggéeykat yi mu waroon na fekk ci feet mu fekk leen ci jafe-jafe yoo xam ñu bëri fayeekuñ seen salaire ci weer wi nekk nii wala boog bu ñuy fayeeku seen salaire dañ koo xàppati genn wàll gi jox leen la ca des ndaxte entreprise yi amatuñ koom-koom kon nag suñu économie réew fi mu toll nii moo daanu kon liggéeykat yi tiit nañ tey dañoo waroon nekk ci feet mais feet gi tey ca seen kër la leen toog ñu confiné leen ba noppi ñu tiit nag ci seen avenir ku ci nekk yaa ngi am jiixi jaaxal luy xew ëllëg parce que kenn xamu ko moo tax mënuñu lu dul xeex ñun ñëpp ñu àndandoo nekk wenn say ñun waa Sénégal liggéeykat yi Sénégal yëg ak ñëpp ñi nga xam ñoo yëngatu ci biir Sénégal bu ko defee nag ñu daal di mën a nag xeex feebar bi pour mën ko fay jëlee. ndaxte 1er mai bi comme ni mu ko waxee heure bii da daan fekk ñu commencé def mise en place bi ca palais de la République salle des banquets. liggéeykat yi ñi war a ñëw taxaw joxe seen i cahier de doléance naam man cahier de doléance yooyu sax am naa lu ma ci xalaatoon comme at yëpp ni ma ko daan waxee te ba léegi jógaguma ci xalaat bu ma ci am ci wuuroo ak ñàkk bokk gis-gis ak sama yeneen moroomu syndicaliste waaye nag de toute façon formalité la boo xam ni daan na am te ren amul moom mooy wane ne kon réew mi ngi ci jafe-jafe. daaw yóbbu ngeen seen cahier am na ñu ne sax daaw ak ren lan moo ci soppeeku. jërëjëf loolu laa doon junj sànq te yow sëñ Moustapha nga dugg ci léegi nag ñun li ñu bëgg a leeral mooy même bu dul woon mbas mi am na at mu nekk ci li ñu jëlee ci tradition France 1er mai. ñu dajaloo ñun liggéeykat yi dem jàkkaarloog président de la république jébbal ko jafe-jafe yi nekk ci secteur yi secteur u njàng mi secteur u paj mi secteur u justice secteur u collectivité locale yi ci gën a fës yooyu nag bu ñu demee jox ko moom président de la république at mu ne dañuy dajale kay mu dugal ko ci tiroiram moom président Macky Sall sax reconnaître na daaw que yéen seen kay yi ngeen may jox nii yi ngeen ma joxoon daaw xoolaguma ko kon nag kay yoo xam ne dañ koy joxe pour formalité kese naam feebar bi moom wax dëgg yàlla andi na jafe-jafe waaye feebar bi côté boobu sax baax na fi ndaxte comme kay yi dañ ko daan joxe te amul benn njariñ kon man jàpp naa ni bañ koo joxe ak joxe ko ñoo yem parce que yàgg nañ koo jox président de la république te du ko ubbi kon nag man jàpp naa ni joxe ko bañ koo joxe ñoo yem parce que gis nga sëñ Moustapha buñ naxantewul 1er mai bii ñi koy célébrer chaque année nga xam ñoom ñooy ànd ak syndicat de secteur yi ñu tudd leen syndicat de base muy les centrales syndicales mais centrale syndicale presque amatul Sénégal centrale syndicale yi dañoo nasax xam nga centrale syndicale mooy kuréelu liggéeykat boo xam ne dafa boole au moins ñetti pàcc yu bokkul secteur loolu mooy centrale moom nag mu jël benn syndicat jàngalekat syndicat santé syndicat transport et cetera lu mu gàtt-gàtt da ci am ñett doog a nag yokk ci yeneen secteurs yi mais ñett yu wuute foog nga am ko doog a mën a am droit central maintenant centrale yooyu ñi ci ëpp doole muy ñeent yi
muy CNTS bu Mody Guiro ak INSAS bu Mademba Sock ak CSA bu Elimane Diouf ak CNTS FC bu Cheikh Diop yii ñoo fi nekk ñeenti centrales yi ëpp doole mais ñeenti centrales yooyu nguur gi faalewu leen xamul tax faalewu leen mais parce que ñoom dañuy collaborer ak nguur gi parce que ñoom bi nguur yi gu ñëw ñu ànd ak moom ci gis nga autant bi nga xam ne même participation responsable amoon na ci temps wu Madia Diop boobu da nga daan topp ci ak Pa Madia Diop nga xam moom la Mody Guiro wuutu ci CNTS boobu mi ngi def participation responsable ci Abdou Diouf mais day toog ba ci yàgg mu mere Abdou Diouf gis ne travailleurs yi sonn nañ mu daal di jël audience fekk exprès woo na journaliste yi leen xaar leen ma tey duñ déggoo ma ak Abdou Diouf waaye dafa bëgg a créer benn crise bu ko defee daal dem Abdou Diouf recevoir ko palais journaliste yëpp taxaw di ko xaar mu génne je viens d'être reçu par le président de la parce que moom ci mag ñi mënul woon wax vëla bokk waaye Abdou Diouf li ma wax doyuma je décrète une grève générale grève générale mi ngi gëjee ca Pa Madia Diop mais lii dafa ruslu centrale yi te pourtant jafe-jafe yi am actuellement ci liggéeykat yi ak ci këru liggéeykaay tey la gën a tar foofu que bi fi Pa Madia Diop di nekk ak Abdou Diouf. mais situation bi lan mooy saafara bi lan nga yaakaar ne. saafara bi mooy ñi nga xam ne ñooy jiite centrale yi danoo war a abale xam nga nañ wax. mais lu tax ñuy abale tamit. non dañoo war a abale te ñu leen ba teg leen xamata ñu war a abale. gis nga mënoo di jiite centrale ba retraité. toogaat fa fukki at après sa retraite di jiite ñiy liggéey. dafa jot ñu abal la jeunesse bi nga xam ñoom ñoo yore les syndicats de base. ci mais lan ngay tontu ñi naan expérience ñi naan seen expérience parce que ñëpp xam nañ ne xeexu syndicat dafa laaj expérience. dama ni man expérience am fit xeexal liggéeykat yi te amoo expérience moo ma gën a. gis nga actuellement ñoom seen expérience boobu xam lu ñu def dañ cee boof. kon da nga jàpp ne président Macky Sall bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy 300 millions. par an la leen Ablaye Wade daan jox ñoom centrale yooyu ma la limal moom président Ablaye Wade bi mu ko defee ba dem Macky Sall bi mu ñëwee xam lu mu njëkk a def da koo doublé def ko 600 millions mais 600 millions yi pour ñu noppi la at mu ne mu jox leen ko ñu séddoo ñu noppi ñuy noot liggéeykat yi di leen dàq ci seen bërëbu liggéeykaay yi di wàññi seen salaire di leen jaay doole ñoom ñu ne nem du ñu ŋàng te loolu mooy seen rôle bu liggéeykat yi tiitee jaaxle patronat bi di leen jaay doole. état bi di leen jaay doole ñu organiser liggéeykat yi xeex décréter une grève générale kañ nga fi gëj a dégg grève générale alors que grève générale dafa baax ci dëkk parce que day tax patronat bi gën a respecter liggéey parce que réew mu amul liggéey du am koom-koom kon ñoom man gëm naa ni jot nañu abale bu dee ñoom dañoo wekki seen ngànnaay parce que booy xeexal ay liggéeykat doo wekki sa ngànnaay te ñoom dañoo wekki seen ngànnaay. loolu moo tax ma jàpp ne dañoo war a dem. daam am na ñuy wax ne daam opposition bi ñoo ko ngemb parce que discours bi ñuy tenir à chaque fois. daanaka koo xam ne ci opposition bi la far. waaw xam nga man damay wax ni ñiy soppeeku mooy ñiy jiite réew mi man Abdoulaye bi mu ñu recevoir keroog man mi bokk naa ci ñu jël parole boobu deuxième tour la nekk moom ak président Macky Sall au palais. mu ne ñu yéen vous m'avez poignardé dans le dos ak seen grève bi nga xam ne xeex ma moo tax ngeen def ko moom Abdoulaye bi mooy wax di ñu joxañ daan ne Macky Sall ngeen di jàppale parce que bu ngeen ko doon jàppale bu ñu demee ba nekk deuxième tour maag Macky Sall da ngeen di lever seen mot d'ordre ñu ne ko non ñun jàppale wuñu Macky Sall président boo réglé problème yi ci njàng mi ñu lever suñu mot d'ordre mais duñ ko commencé ñëw ba ci biir année électorale bi ñuy arrêté suñu grève ñu continuer grève ba bañ proclamer résultat yi ñu continuer grève Macky Sall nekk président ñu continuer grève ba Sénégal gépp nañu yéen mais dakkal leen nag léegi comme président bu bees am na may leen ko nag mu teg gouvernement am loolu moo tax ñu teg suñu gouvernement contrairement ak li waa APR di wax ne Macky daa ñëw régler problème njàng mi réglé wul dara boobu day doog a ñëw ne may leen ma teg sama nguur ma lay xamal ni kon bu fekkee kooku nga xam ne moom la ki mu doon xëccool booba réew mi Abdoulaye doon wax ne ñun moom lañ doon jàppale bu demee moom it ba tey mu naan ñun dañ koo contre dañuy jàppale opposition bi ça veut dire que kon ñoo ngi sunu rôle mooy ñun ànduñoo kenn képp ku fi mën a nekk da ngay ñëw liggéey pour réew mi suñu gisee ni yaa ngi liggéey pour réew mi ñu bàyyi la nga liggéey suñu gisee ni defoo ko ñun dañuy taxaw dénoncer loolu laa def defuma leneen maintenant nag ñu bëri li ñu ma koy jiiñee mooy comme Idriss Seck dafa ma recevoir oon moment bi nga xam si dañ ko doon tam lu ne ñu waxal ko ci lu bon te moom mu nekk candidat comme tout le monde man leen bu mu président Macky Sall bëggee nañu recevoir mais Idriss Seck moo demandé rencontrer ma avec sama kuréel à l'époque mais ñu dem toog moom déglu ko mu wax ñu wax ko booba fu jafe-jafe yi toll ci njàng mi parce que boobu mi ngi xëccoo réew mi yaa may dégg donc yeneen candidat yëpp ñu wax leen ne ku ci bëgg a recevoir ku bëgg ñëw ñu wax ak yow ñun pare nañ donc yooyu gis nga il ne faut pas ñu dox ci xelu sénégalais yi man ku kenn mënta firndeel ni fii laa bokk parce que amul benn parti boo xam si maa ngi yëngatu foofu wala ma jënd fa carte de membre wala ma fekkee seenu réunion maintenant nag sama position radicale bi may am dama koy def pour sama réew
maanaam ñaari engagement la am pour syndicat mooy liggéeykat yi ak pour askan wi mooy lépp lu société civile bi di liggéey comme man ci syndicat la te syndicat société civile la bokk buñ ne ñoo lànk ñoo bañ wala ñu ne aar li ñu bokk wala ñu ne dañuy taxaw fippu pour ni ñuy jiitee réew mi mu soppeeku bu boobaa man su ma toogee di seetaan kon nit ñi daañ ne li may def gëmuma ko moo tax damay xeex pour liggéeykat yi damay xeex pour sénégalais yi bu ñu yokkee courant bi wala ndox mi bu sénégalais yi génnee ci mbedd mi di xeex dama cay bokk loolu la ñu waxee ne man kon opposant la bu dee loolu mooy opposant kon man opposant